mbokki Thiès asalaamu aleykum. dégguma dara de dafa mel ni ñu ne fii daal ñoo gën a yëngatu waa Thiès asalaamu aleykum. tey merci beaucoup merci. ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi leen di gërëm di leen sant balaa may dugg ci waxtaan bi di ngeen ma may ma rendre hommage à 2 personnes bi ci njëkk mooy Oustaz Sidi Lamine Niass. dinaa ko rendre hommage parce que dafa am rôle bu am solo boo xam ne joué na ko ci démocratie sénégalaise joué na ko ci bañ nooteel ak bañ pouvoiru xaalis dem ba noot lépp luy média ci Sénégal. dinaa ko rendre hommage parce que 10 jours ci gannaaw muy mercredi bële mu ngi may woo ñu jokkoo ci WhatsApp bi may woo mi ma fekk aéroport Bruxelles ci cadre tournée bi ñu fa doon def waroon jóge foofu dem Suisse mu ne ma dama la woo pour ñu waxtaan parce que fii ak ñaari weer élection yi commencé campagne bi commencé te rôle bi ma daan joué fii Sénégal ci démocratie ak ci pluralité médiatique ak bañ ñu fexe ba jël alalu askan wi comp ci jox ci ñenn ci ñi nga xam ne dañoo yor tey ay média ba média yi war a féete ñoom ñëpp benn boor moo tax ma la doon woo pour wax la ni rôle bi ma daan joué mooy fexe ba couvrir de manière équidistante amul pouvoir amul opposition ba kenn ku nekk ci yéen am voix au chapitre rôle boobu laa bëgg a joué waat te bu fas yéene naa événement bu ngeen di def manifestation bu ngeen di def ma yebal fa équipe buy ñëw tourné ko jàllale ko ba Sénégal yëpp gis ko. ma rafetlu ko ne ko bu soobee yàlla le 3 lay ñibbi ci Sénégal. le 4 incha allah bu ma noppaloo ba ngoon dinaa la seet si joxaale la benn exemplaire ci suñu livre bi ñu xool dañuy waxtaanee ci loolu ma ñibbisi le 3 le 4 ñu yeema 10 heures yéegal ma li yàlla def kon jaadu nañu rendre ko hommage te di ñaan yàlla fee mu jëm gënal ko fii mu jóge yal na yàlla yaatal bàmmeelam oyofal suuf ci kawam. ñaareel bi mooy suñu frère patriote Birame Souleye Diop ñëpp xam nañ ni mooy coordonnateur départemental bu Thiès kon ñëpp xam nañ ni fii bu lii amee liggéey na ci équipe bu yaatoo yaat ndax su dul woon équipe tey jii kon ñu fomm ko waaye ñëpp xam nañ ni lii bu amee loxoom feeñ na ci bu baax a baax da cee dem ba yàlla natt ko mu jëlee ci feebar moo tax ma nga tëdd Dakar ba mënul teew fii tey kon ñu ngi koy rendre un hommage appuyé ci engagement am ci détermination patriotique am di ñaan yàlla rétablir santéem ci nu mu gën a gaawee mais ko wér-gu-yaram ndax mu mën a jëlaat liggéey bi fi mu ko bàyyi woon ñu jublu ci 2019 mbokki Thiès ñu ngi leen di nuyu di remercier ñi fi teew ñëpp di remercier nag parti opposition yi nga xam ne ñun ñoo bokk géewu politique bi waaye rawatina ñun ñoo bokk boor bi ñu far tey kenn ku nekk mën nga am sa agenda kenn ku ne am nga sañ-sañu ne man candidat la waaye ñoo bokk mbébét
ci nu ñuy def ba natt bi nga xam ne tegu na ci Sénégal te natt bi tudd Macky Sall naka la ñuy def ba natt boobu ñu teggi ko ci Sénégal. ñun Pastef bi ñu sosee ba léegi lépp lu ñu mus a def fii pour opposition bi ànd ci front ñoo ngi ci ndax bokkoon nañu ci membre fondateur Manko Wattu Sénégal ñëwaat nekk membre fondateur ci front bi moo tax toujours message bi ñuy wax suñuy militants ak suñuy sympathisants bu leen kenn dugal ci ay querelle entre opposants bu leen kenn dugal ci ay xastante entre ñun ak ñi ñu bokkal opposition bi parce que duñu suñuy adversaire nañu xam ni loolu buñ ko defee kenn rek la ñuy liggéeyal mooy moomu Macky Sall kon nañu def front bi nga xam ne moom la ñu defoon ba jëlee fi Abdou Diouf moom la ñu defaat ba jëlee fi régime u Ablaye Wade même front bi wala lu ko ëpp doole la ñu war a def tey ñépp ñi bokk ci opposition bi daje ci front boobu mun a xeexandoo pour la transparence dans le scrutin mun a boole suñuy doole ba Macky Sall carte d'identité yi nga xam ne kidnappé na ko téye ko di ko jox ñi nga xam ne wóor na ko ñii ñoo ko fas yéene boteel mu joxe ko ñu fexe ba fichier bi nga xam ne moom dong nga ko xam ak ministre de l'intérieur am mu joxe ko ba société civile xam lu ne ci biir parti d'opposition yi xam li ne ci biir loolu nag kenn ci ñun mënu ko moom dong suñu boolewul suñu doole waa ji dina def lu ko neex déclarer vainqueur ñu toog fii di xoole moo tax ñun ñëpp war nañoo vigilant ndax ba ci réseaux sociaux yi ba ci site internet yi da ngay gis ñoo xam ne leer na ma ni sous le couvert de l'anonymat li ma leer ba leer mooy APR la ñu bokk waaye suñu génnee information ci PDS wala ci PUR wala ci Thierno Alassane Sall wala ci keneen ak keneen ci réew mi ñu bind ba pare ne ñoom waa Pastef la ñu saaga ñooñu lañ ci ut mooy fexe ba féewale opposition bi nañ ci bàyyi xel di remercier ñi nga xam ne nag suñuy xaritu bopp la parce que yàlla boole suñu yoon depuis élection législative wala lu ko jiitu ñu bokk suñu coalition te docteur Sall léegi wax ci seen tur ñoom ñëpp muy ko ci RND muy ko ci yoonu askan wi muy ko ci pacte bu bureau de ville muy mouvement citoyen yi ñu àndal yëpp te bokk coalition àndoon ci législative fas yéene waat ànd ci élection présidentielle te di yaatal mouvement boobu ndax des dizaines de mouvements et de partis politiques am na intérêt ci li ñuy def mbokki Thiès bu loolu weesoo dama am mbégte ci taxaw fii tey parce que ki taxaw fii tey doomu Thiès la bu ñëw Thiès fekk ci ay mbokku Thiès waam fan yële dama ñëw fii ci gàmmu gi biñ jógee Tiwaawan jaar fii ci suñuy kilifa di waa famille njegéen bi ñu toogee di waxtaan mu am kilifa gu doon lim candidat Thiès waay mu lim Idrissa Seck ma ne ko kooku sama mag la sama xarit la Thiès waa pur la mu lim Thierno Alassane ma ne ko sama xarit sama mag la mu lim Thierno Bocoum ma ne ko sama xarit la sama morom la mu lim juge dem ma wax ko lu mel noonu bi mu limee ba daaneel ne ma Thiès moo ëpp candidat ci candidature bi bokk candidat à la candidature ma ne ko déet sëñ bi am na boo fàtte nag ndax ku juddoo Thiès saa yi di waa Xombol kenn mënu laa génne ci Thiès ma ne ko kon yokkuma ci liste bi ndax ci laa bokk te duma candidat wu Thiès bu ndaw nag ci laa bokk te duma ci candidat gu ndaw kon dañoo ñëw suñu dëkk fekk fi suñuy mbokk fas yéene waxtaan ak yéen ci li ñu bokk muy Sénégal ak ci li ñu bokk muy Thiès Thiès du région bu ndaw
mooy ci superficie mën na nekk ñetteel wala ñeenteel région waaye ci population mooy deuxième région du Sénégal ak presque 2 millions d'habitants ndax mi ngi am 1,889,000 habitants mooy deuxième région ci population waaye mooy deuxième bastion ci wàllu électorat ak nombre nit yu war a mën a voter kon Thiès du région bu ndaw bu yemoon foofu nag ñu ne su Thiès amee loolu te ñàkk leneen ak leneen rawatina nag la jëm ci koom ñu war a jaaxle waaye ñu gis ni Thiès pratiquement mooy première région ci potentialité économique fii ci Sénégal léeg-léeg dama naan est-ce que waa Thiès ñoom seen bopp xam nañu lan mooy potentiel u Thiès naa leen ci wax tuuti rek te xam ngeen ni man ñun du defuñu politique politicienne lu ñuy wax rek dañ koy teg ci lu leer nañ teg ko ci chiffre teg ko ci date teg ko ci fait moo tax coow li bëri na saa su Ousmane Sonko génnee wax coow li dina bëri waaye du mujj fenn de parce que lu ñu leen wax rek dëgg la jàppee leen ko noonu Thiès capacité am maa ngi koy doore ci lan mooy potentialité Thiès ci wàllu ndox ndax xam ngeen tubaab dafa ne l'eau c'est la vie démb maa ngi fanaan Xombol tey ma xëy dem Touba Toul fekk foofu yépp ndox amu fa ñu ne ma nii lañu dëkkee ci coupure ndox coupé suba coupé guddi Thiès bokk na ci région yu ëpp potentiel ci li ñuy wax les nappes souterraines ci ndox moo tax fu bëri ci li wër Thiès boo gasee tuuti am ndox mun a arroser say garab mun a def maraîchage kon dëkk bu mel noonu warul woon am problème mu ndox Thiès potentialité économique am amul région bu ko ëpp ndax Thiès am nañ fi possibilité def maraîchage ak li ñuy wax culture fruitière li ëpp ci li ñuy consommer ci fruit mi ngi jóge ci région de Thiès kuy romb ci yoon bi rek diggante fii ba Pout ba Sébikotane foo taxaw mën a jënd ay fruits loolu di beneen potentiel ci Thiès Thiès am également ci zone centram capacité yu rëy ci li ñuy wax bassin arachidier mooy benn wàllam dafa nekk ci bassin arachidier Thiès am capacité ci zone sudam li ñuy wax culture maraîchère Thiès am 200 kilomètres de côte xam ngeen Sénégal ba mu daj 716 kilomètres de côte la ñu am 716 kilomètres yooyu Thiès am na presque le tiers mooy plus de 200 kilomètres de côte diggante li ñuy wax la grande côte mu commencé Kayar ba egg booru Mboro ak li ñuy wax la petite côte nga xam ne mooy côté Mbour kon lañ fa mën a def ci napp kenn xamul nu mu toll lañ fa mën a def ci tourisme kenn xamul nu mu toll waaye Thiès mënul bénéficier de ce potentiel économique parce que dañoo nekk ak ñoo xam ne amuñu benn vision ci politique touristique waaye dañoo nekk ak ñoo xam ne nañ ko defee ci yeneen secteurs yi te dinaa ci dellu si noonu lañ jëlee suñu géej gi jaay ko ci ay accords de pêche yoo xam ne andilul Sénégal dara ba tey mënuñu am accès à nos propres produits halieutiques ñu ne boog Thiès am na capacité artisanale ak culturelle ndax ku dem gaay xam ni waa Thiès mën nañ leen wax lu ne waaye artisanat mën nañ ci lu bëri ku dem Pire xool lu ñuy def foofu ci poterie ku ñëw fii Thiès dem village artisanat gis liñ fiy def xam ni potentiel artistique u Thiès potentiel bu ama am solo la te malheureusement valoriser wuñ ko niñ ko wanoon valoriser ba tey secteur yooyu yëpp ñu ngi en difficulté kon région de Thiès potentiel minier bu Sénégal
li ñuy wax industrie et mine jigéen gi ma jiitu léegi nee na industrie Thiès fleuron ay fleuron la ci amoon waaye ñëpp gis nañ ni Thiès amatul industrie barki Dembo Ndiaye lañ ñëw fii def inauguration en grande pompe benn usine waaye ñëpp xam nañ ni suuf saa leen intéressé woon waaye woon du woon lancé ab usine tey soo seetee ci wàllu mine industrielle muy phosphate di calcaire di barytine diggante àllukaañ jogo ba Taïba pratiquement potentiel Sénégal yépp mi ngi fii ci Thiès ci wàllu mine soo seetee ci wàllu li ñuy wax minéraux lourds yi muy zircon bi ak titane bi yéen ñëpp dégg ngeen ñuy wax jogo lañ fay jëlee ci zircon kenn xamul lu mu toll te waa Thiès amuñu ci dara waa Sénégal amuñu ci dara soo seetee li ñuy wax les pierres ornementaux ak industriels mooy cimenterie yi yéen ñëpp gis ngeen barki dem bu ubbi nañu fii cimenterie lan lañ ci am dëgg mu war a dellu ci Sénégal ak mu war a dellu ci Thiès bëriwul parce que politique bi ko accompagner ci wàllu exonération moo baaxut kon potentiel u Thiès kenn xamul lu mu toll waaye li ci gën a yéeme mooy la dal feneen ak feneen ci Sénégal moo ñu dal fii ci Thiès Thiès mi ngi am 51,7% de taux de chômage ci population boo xam ne lu ci ëpp 62% c'est des jeunes te 34% yi ñi ngi diggante 15 ans et 40 ans kon suñu la nee chômage bi bëri na ba egg 51,7% xamal ni jeune u Thiès ña ngay bëgg a dee parce que chômage bi fu mu am rek la ca ëpp ci population bi lay njëkk a dal wala ñi nga xam ne ñoo toll ci pare jàng wala pare jàng métier war a bëgg a liggéey te duñu gis liggéey duñu am lu ñu suturloo duñu am lu ñu sancee duñu am lu ñu jàppalee seeni waa kër lii mooy problème mu Thiès problème yi nag mënoon naa ko continuer parce que liste bi gudd na waaye damay bañ mu mujj soof jotaay bi parce que wax économie léeg-léeg nit ñi sax dañuy nelaw waaye ñun li ñuy defee politique dañoo jàpp ni dafa jot bu ñuy wax ak askan wi nañ leen di wax lan mooy problème mu Sénégal ñëw def mumbaay xumbutee dige nit ñi tàccu nga dem yomb na ñun lan mooy suñu yéene ci Sénégal suñu yéene ci Sénégal mooy li ñuy wax remettre la dignité humaine au cœur des préoccupations politiques suñu yéene ci Sénégal mooy doomu aadama bi nit ki nga xam ne yàlla mi ko bind daf ko fonk jox ko valeur ba jël ko teg ko ci kaw malaakaay teg ko ci kaw jinne yi teg ko ci kaw yeneen bindeef yi nit kooku dafa am valeur ak ku mu munti doon ak lu munti am ci at ak luy diineem ak luy askanam ak ban région la dëkk ci Sénégal nit kooku dafa am valeur te loolu mooy cëslaayu politique mooy nu ñuy def ba l'action politique nekk au service des êtres humains ba l'action politique nekk au service du peuple mu uteel loolu ak li ñu gis tey mooy action politique au service des hommes politiques kenn ku nekk di fexe nu may buuxante ba placé wu gannaaw bu ma placé wu nu may def ba am man ak sama njaboot ak samay mbokk te am googu weesuwul mooy alalu réew mi ñu ma dénk naa ko teq dugal sama poche loolu mooy suñu yéene ñun ci Sénégal wallahi defuñu politique pour am alal defuñu politique pour am daraja xaaruñu dara ci politique lañu dugal ci politique defe naa Sow wax na ko léegi politique jaamu yàlla la mooy nga joxe sa temps joxe sa alal joxe sa xam-xam sacrifier sa vie de famille pour que sa askan baax loolu mooy politique aw askan bu ñu demee ba foo tudd politicien ñu ne la wax du wax dëgg du jël lu mu moomut du jël lu mu moom du diggee lu mu fas yéene def foo tudd politique ay contre valeur lañ lay wax
dem nañu ba Sénégal tey foo tudd politique ay contre valeur rek lañ lay wax duñ la ci wax dara lu baax aw askan bu tollee foofu dafa laaj ñu taxaw xoolaat suñu bopp te dafa laaj ñu taxaw xam ni système bi baaxul te système bi ci boppam la ñu war a soppi système bi ci boppam moo baaxul du problème mu nit dong suñu combat nag loolu la suñu yéene wax naa leen ko c'est de replacer l'être humain au cœur de l'action politique moo tax ci téere bi ma bind li ci ëpp solo mooy dama leen ne am nañu yéene ñun def une politique sociale inclusive mooy sénégalais bu ne am un minimum ci alalu réew mi am nga liggéey amoo liggéey sénégalais bu ne boo demee ba nekk majeur am un minimum boo xam ne war nga ko am ci alalu réew mi xam ngeen loolu da ngeen koy dégg tout le temps ci réewu tubaab yi dégg ngeen ñuy wax ay RMI ak ñoom seen ay France lu mën a am la Sénégal gii waaye dinaa leen wax après naka lay amee nag suñu yéene mooy fexe ba richesse nationale bi ñu ne am nañ ko nee nañu am nañu PIB boo xam ne dépassé na léegi 6000 xaw ma ñaata milliards naka la ñuy fexe ba sénégalais bu ne am un revenu minimum buy assurer sa dignité bu weesoo loolu li ko njàmbarteem ak engagement am di jox moo koy permettre mu yokk ci leneen ba am matuwaay yu mu demalee boppam am nañu yéene sénégalais bu nekk am couverture sociale bu mat sëkk ndax am réew boo xam ne tey 400 000 sénégalais sur les 15 millions de sénégalais ñoo am couverture sociale li ñuy wax système de protection sociale loolu musiba la li ma wax foofu mooy sénégalais bu feebar am nga xaalis amoo xaalis soo demee ci hôpital ñu faj la sénégalais buy liggéey te xeebuñu ci kenn ndax bi may bind sama téere dama ne ki ñuy tuddee mbindaan wala ñuy wax domestique wala ñuy wax jànq yi ne ci kër gi dafa am droit à la protection sociale ndax kenn ëppul lu mu koy liggéey ci dëkk bi ñun bu ñu xëyee dem suñuy bureau 8 heures wàcc 5 heures moom 6 heures du matin yow la di liggéey ba 22 heures ma ngay raxas ay bool te kooku amul benn protection sociale bu feebaree amul protection sociale santé pour mun a faju bu ñu xëyee dàq ko amul assurance chômage bu gaañoo amul assurance accident de travail mécanicien bi yor garage am fii di defar ay oto wala menuisier bi wala maçon bi yéeg ci ay bâtiment di liggéey nga xam ne yéen léeg-léeg mu gaañu fa gaañu bu métti dafa am droit à un minimum de protection sociale te bind nañ ko ñun ci suñu programme ne suñu yéene la am nañu yéene dëkk bu ne mu am un hôpital gériatrique boo xam ne ñi nga xam ne mag lañu ñu leen di wax 3e âge bu ñu waaxoo ba dugg foofu ñu mën leen faj te duñu génne fukki dërëm waaye ñu am fa ay spécialité yoo xam ne day méngoog ñoom seeni xeetu feebar am nañu yéene ni jeunes yii ñu nekk suñu réew mi te yàlla xam na ni sonn nañu am nañu jom am nañu fulla bëgg nañu liggéey waaye gisuñu ko ndax jeune bi jël gaal dugg ci océan bi mu leer ko ni moom mënul sax féey sax mënu ko soo ko dugaloon ci piscine mu lab wala jeune bi jël désert bi wóoru ko ni dina yegg fi mu jëm bëgg a yegg Europe kooku bëgg a liggéey moo tax mu jóg kooku fulla ak jom ak bëgg a jàppale ay waajuram moo ko tax a jóg waaye su gisul liggéey fii nu mu koy defee kon yooyu yëpp ay yéene la naka lañ koy defee mooy wax nañ leen ko ci suñu livre bi suñu système économique moo baaxut ndax système économique boo xam ne téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi ak li ci tegu mi ngi ci loxo ay gan ma nga ca loxo étranger yi économie boobu mënul jur emploi ci réew mi mënul jur croissance bu baax ci réew mi mënul jur redistribution il faut ñu inverser suñu système économique ñaareel bi
mooy musu leen gis réew mu développé te amul ay industrie amul réew mu développé te amul industrie àdduna ba mu daj premier ministre ñëw na assemblée mooy bi ma koy wax ni waa askan wi sonn nañ yow yaa nga ca mbaras bi mu ñëwee assemblée dama ko laaj bu simple ma ne ko monsieur le premier ministre lan mooy seen modèle économique yéen mu xool gauche xool droite daal di tëb question ba ma ne ko baax na ñu toogaat semaine ministre économie et finance ñëw ma laajaat ko même question bi ndax mbirum économie du caaxaan réew kenn du ko yor ci tandus ak tâtonnement Macky Sall diggante 6 ans yi passé changé na ñetti yoon wala ñeenti yoon direction tantôt libéral la tantôt social la tantôt socio-démocrate la kenn xamul ban politique lay appliquer lépp nag incompétence ak ñàkk xam-xam bi ma ko laajee mu ne ma ñun suñu modèle économique mooy le président Macky Sall fixe le cap et puis on applique ma ne ko moo tax ñoo ngi bëgg a dee parce que Macky Sall ci boppam moo amul xam-xam bu ko permettre mu fixer cap Macky Sall ci boppam moo tax gaawantu ne nee na élection présidentielle yi du débat ak opposition moo yey parce que bis bu toogee ne day débat buy ñibbi du yóbbaale yére li ma leen wax nii du arrogance du prétention wallahi Macky Sall bu ko yàlla mayoon fis ba mu ñëw toog ne day débat buy ñibbi du yóbbaale yére kon suñu modèle économique ci boppam moo am problème moo tax li ëpp solo ci li ñu bind livre bi mooy il faut que ñu lancer une politique industrielle lancer une politique d'infrastructure boo xam ne day correspondre ak priorité Sénégal gis nga li xew ci raay bii gis ngeen di ci xew jël nañu raay bi sacrifier ko def une mauvaise privatisation jox ko ab naar bu ñuy wax Abbas Jaber mu yor ko def ci lu ci neex lekk xaalis bi yépp jóg ne day dem yoonam Sénégal delloo ko 3 milliards yi ñu ñëwoon moom la dugal ba pare cahier de charge bi mu signé woon amul dara lu mu ci respecté ñu bàyyi ko mu dem yoonam tey rey nañu raay bi ba feer yi sax ñu ngi koy buddi di ko jaay ci boobu jamono Macky Sall nga xam ne suba ba ngoon jot nu muy def ba neex tubaab yi mooy yitteem dem signer ay contrat pour andil ñu terre xam ngeen luy terre li mu waxoon sax du ko def ndax dafa ne woon terre bi su paree dina mat 58 kilomètres wala 53 kilomètres diggante Dakar ba Diass fi mu ne nii terre bi xam ngeen fu muy yem Diamniadio parce que tubaab yooyu ci seen bopp ñiy gérer autoroute bi ñoo ko ne duñu nangu terre bi egg ba Diass parce que su eggee Diass autoroute bi day dee président de la République boo xam ne chaque jour soo xëyee dañ lay jox ay commandes yoo xam ne ci tubaab bi lay jóge nga topp di daw terre boobu neewoon naa leen fii bi mu nee 568 milliards lañ ciy def man leen du dëgg def na ci 1200 milliards ñu wax ma génne samay kayit teg ndax maa ngi yor contrat yi ñu gaawante ne déedéet dañoo fàtte woon dugal fiscalité kii bi TVA bi dañoo fàtte woon dugal intérêt bancaire yi xam ngeen ni loolu mooy tappale dëgg tappale waaye yemul foofu ma yokkal leen ci benn barki démb bi mu demee moom ba Macky Sall xam na ni amul bilan bu ko mën a fal fii Sénégal liggéey lu tax sénégalais mën koo fal bu doon nag ay français ak ay turc ak ay marocain ñooy fal dinañ ko fal parce que ñooñu la doon liggéeyal bi mu demee ba xam ne amul bilan mu ne naa fexe ba sama inauguration yi may def nga xam ne yu ci bëri
ñëpp xam nañu ay chantier yu Ablaye Wade lancé woon na ya ca des pertinence économique ak sociale bi amu ci mu ne tey sama autorail bi il faut ma inaugurer ko lu mu gën a gaawe ci contrat bi mois de juin la ñu waroon inaugurer terre bi mu ne tubaab bi il faut que mois de janvier ma inaugurer ko tubaab bi ne ko d'accord waaye pour loolu il faut nga joxewaat xaalis bu bëri ni mu tuuti am na benn 50 millions d'euros bu ñu ci yokk waaye yemuñu foofu mooy am nañu suñuy société yu nekk Sénégal yoo xam ne dañu defoon fraude fiscale ba ñu bind leen l'impôt dañoo bëgg nga annuler impôt yooyu mu nangu loolu tubaab bi ne ko boo ko defee nag dañu fexe ba autorail bi tàkk gannaaw bu tàkkee dina doon Dakar ba Diamniadio waaye mënul dellu si de parce que benn aller bi rek la ñu am leneen li mënagul pare kon moom yitteem yëpp mooy na dugg ci autorail bi sénégalais ne waaw yii de dafa mel ni autorail yi ñu doon gis ci film ya mu taxaw ci bunt bi tàllal loxoom ànd ak gàngooram ak woykatam yéen a ma gën a xam woykat ba nag xalamal na Diouf xalamal Wade tey mu ngay xalamal suñu waa ji man kay duma xalamal mukk ci àdduna ndax gars yi sax nee nañ ko mu xalamal nga daanu nag yooyu la ñuy essayer nax sénégalais yi suñu ñëwee ne ñu ngi inauguré dajale toute la république les griots officiels les griots officieux les accompagnateurs traditionnels les caciques du parti ñu ñëw andi woykat mu woy lu neex ñu ne foog ni nag sénégalais yi loolu moo leen di dundal sénégalais bu ne li ngay dund yow sa quotidien chaque jour xam nga ko kon suñu modèle ci boppam moo baaxul modèle boobu la ñu njëkk a proposé naka la ñuy fexee ba changé ko wax naa leen politique industrielle wax naa leen ci li ñu war a def ci mbay mi wax naa leen li ñu war a def ci napp gi suñu jën gi yëpp ñu jaay ay bateau usine ba suñuy mool léegi di émigré loolu musiba la suñu suuf si nga xam ne tey ñu ngi koy jël di ko privatiser di ko jox ay multinationales étrangères du yoon wax naa leen li ñu war a def ci càmm gi filière yëpp wax naa li ñu ci war a def mi ngi ci téere bi waaye loolu nag promesse lay doon suñu yemee ci loolu mbokk yi foofu laa bëgg ñu dégloonte bu baax 2019 bii ñu jëm le peuple doit être exigeant gis ngeen li ma wax nii yëpp bëri na loo xam ne homme politique du ko ci wax waaye bëri na loo xam ne homme politique dina ko wax bis bu ne ngeen dégg candidat ne leen sama programme a ngi nii les 19 mesures les 30 mesures les 20 mesures waaye nag kenn du leen wax naka laa koy defee ku ñëwati wax ay mesures am laaj leen ko naka nga koy defee ak lan nga koy financer fan ngay jëlee moyens yi loolu mooy li gën a am solo mais ñëw rek ne dinaa def lii ci mbay mi dinaa def lii ci industrie loolu ñëpp mën nañ ko ñëpp ko mën jeune buñ fi jox mu dem lire ay programme daal di coupé fii génneeg programme am ne su ngeen ma fale place de France daa fi def gratte-ciel bu def 100 étages loolu mooy li gën a yomb ci politique waaye li ñu war a xaar tey suñu homme politique yi mooy aale kalaj bi lii ndeyu mbill mi mooy naka laa koy defee bu ngeen liiroon programme 2012 yi néew na de homme politique bu leen ne man nii laa koy defee dinaa leen wax ñun naka lañ koy defee bu ko defee di ngeen mën a comparer munoo defar am réew te lii possibilité réew mi ci wàllu koom fexew ba mu tegu ci loxo réew mi moo tax le combat patriotique et le combat pour la souveraineté mooy la mère des combats te combat patriotique ak combat souveraineté kenn mënu koo wax te waxoo lu ñuy def ba protéger suñu économie bi mooy accord de partenariat économique yu bon yi nga xam ne tubaab yi bëgg nañu koo signéloo ñu lànk ne duñ ko signé
gis ngeen bi ma demee keroog Europe dama dem parlement européen daje fa ak benn kàngam bu rëy rëy xam naa ni yéen dégg ngeen turu Louis Michel ci kilifa ya la xam nga tubaab dañoo xaw a yàpp wala dañoo xaw a xeeb suñuy kilifa politique nag waaye du ci ñoom de ci ñun la ndax soo fa demee naan oui monsieur oui voilà ñu yab la bi ma demee ñu toog waxtaan góor gi di joxe ay conseil di wax ba benn instant mu ne ma li taxoon ma xuloo bu métti bi ak Ablaye Wade mooy li tax mu bañoon a signé accord de partenariat économique parce que libéral la ab libéral warul bañ accord de partenariat économique ma ne ko sëñ bi mu ne ma ma ne ko yéen gënu leen ñu muus ndax yéen Union européenne juróomi at a ngi nii États-Unis daw seen gannaaw pour ngeen signer accord de partenariat économique ak ñoom ngeen lànk ba tëdd ci suuf parce que nee ngeen ñoom seen économie moo ëpp doole seen bos yéen ngeen bëgg ñun ñi nga xam ne amuñu sax économie far ndax yéen ak États-Unis jege ngeen États-Unis PIBM 19 000 milliards de dollars la yéen seen bos 17 000 milliards de dollars la ñun suñu bos Sénégal matul 6 000 milliards de non matul 650 milliards de dollars léegi ngeen bëgg ñun ñu ñëw signé ak yéen accord de partenariat économique ngeen rey suñu mbay mi rey suñu secteur industriel nangu suñu commerce te commencé na déjà ndax gis ngeen magasin Auchan ak Carrefour yi ñun ñu nekk rek ay nit yoo xam ne consommé la ñu xam du ñu liggéey duñu def dara waaye lu ngeen liggéey ñëw jox ñu ñun ñu jënd ngeen enrichir mu newaat xëkk di ma xool ma ne ko gis ngeen na ngeen xam ni waxuma ci sama tur man dong Afrique dina am à partir de maintenant une génération politique décomplexée amul lu fee suñu bët doorul ak ñun nag de doorul ak ñun ñoom Mamadou Dia ak ñoom Cheikh Anta Diop ak ñoom seen loolu lañ doon xeex ñoom Lat Dior ñoom Sëñ Touba ak tous ceux qui ont résisté ñoom Maba Diakhou Ba loolu lañ doon xeex ñi fiy wax ñëpp yor seen làmbeñ di mbëri yàlla xam nañ dañoo war suñuy mag dañoo war suñuy référence parce que safaanu ñooñu liñ doon xeex la ñu def tey kenn mënul def li ma wax ni ci programme bi te tuddoo li jëm suñuy ressources naturelles yi ma tudd fii wax naa leen région de Thiès li mu ci am Macky Sall ñëw pasare ko signé ay contrat yu bon a bon yoo xam ne 10% rek la ñu am ñun ci droit yi tubaab bi war ci am 90% su yemoon ci loolu sax waaye mu jël ay yëfu kàccoor ak yëfu saay-saay ànd ceeg rakkam ak Aly Ngouille Ndiaye ñu dem jaay suñu pétrole jaay suñu zircon jaay suñu or kenn mënul wax développer Sénégal te doo wax ni loolu dañ koy renégocier du ngeen dégg homme politique bu ci wax parce que jàpp nañ ni ku ci wax tubaab yi noonoo la te ku tubaab yi noonoo mooy mënoo dem fenn ci politique est-ce que léegi war nañoo nangu lool ñun 21e siècle dama ne kenn mënul wax ci ni ñuy def ba réaliser lii ma wax te waxoo ci koppar ju bon jii di franc CFA nga xam ne tubaab bi mu jox indépendance da ko fee teg pour moom mu mel ni mu ngi fi ba léegi ay entrepreneur su ñuy ñëw di liggéey Sénégal du ñu supporter li risque de change mu andil ñu monnaie boo xam ne dafa kawe suñu niveau économique te mënuñu développer ak moom est-ce que dégg ngeen homme politique yu bëri di ci wax parce que jàpp nañu ko ci wax France mere la dama ne bu ñu kenn waxati ndax Sénégal bëri na forum bu ñu naan la way bàyyil waxu français fa bàyyil waxu lii tubaab bi dañoo bëri doole que personne ne nous tienne plus ce discours parce que ñun mënuñoo ñàkk fulla ci suñu biir réew tubaab bu nekkee dëkkam anglais bi am na sañ-sañ wax ni est-ce que ñun dañuy bokk Union européenne am déet Suisse bi am na sañ-sañ ne est-ce que ñun dinañ bokk zone euro am déet tubaab bi am na sañ-sañ wax lan mooy idéem ci politique immigration est-ce que africain war nañoo ñëw am déet yow ngay sénégalais nekk biir sénégalais ñu ne la lii njëriñu réew mi la waaye bu ci wax ñun ñooy ñan ana la dignité ana la souveraineté ana la fierté nationale loolu mënatul am ragaluñ ci dara nag de parce que lii dootul combat Ousmane Sonko
c'est le combat de millions et de millions d'Africains waxuma sax de Sénégalais kon dafa jot ñu jël suñu responsabilité ñun nit ku ñuul ñun Sénégalais kenn respecté wuñu naar respecté wuñu tubaab respecté wuñu parce que ñun ci suñu bopp wala ñi ñu jiite ñoo respecté wul seen bopp te suñu respecté wul seen bopp duñu respecté wul seen peuple dégg ngeen barki démb France xëy ne frais d'inscription yi yokk naa ko ba mu neex ma ak France li mu am Sénégal yépp lépp lañ ko jox Sénégal jox nañ la suñu autoroute jox nañ la suñuy station carburant jox nañ la suñu commerce général distribution jox nañ la suñu port jox nañ la suñu banques yi jox nañ la suñu assurance yi lépp ñu jox la ko ba pare nga ne ab jeune sénégalais warul ñëw jàng ci France loolu ci lan mooy ndey loolu ak li tax ñu nangu ko nañu jox suñu bopp fulla bis bu ne ma jox leen référence Paul Kagame tey c'est le président africain le plus respecté parce que dafa am fulla respecté boppam lii mooy combat bi coow li ngeen di dégg yépp wax ji ngeen dégg yépp lii rek la suñu offre politique nag ma wax leen ko léegi dafa bokkul ak offre politique yi ngeen tàmm dégg parce que nous ce qu'on propose c'est pas une alternance c'est une alternative ce qu'on propose c'est une révolution silencieuse et pacifique ce qu'on propose c'est de prendre un nouveau départ pour le Sénégal loolu it mënoo ko def te régler woo problème mu corruption Sénégal càcc gi bëri na Sénégal ñi ñuy jiital di leen wóolu ñu ŋànk suñu pouvoir public yi la ñuy def ci alalu réew mi mara day taali te bis bu ne ñu signalé ko bis bu ne ñu feeñal ci benn ñoo ngi ci yor ay paquet yoo xam ne suñ ko waxoon fii dëkk bi tas maa toog ba benn instant ma ne nañu jublu ci def suñuy proposition wax ak askan wi te bàyyi leen njublan gi ne ci réew mi ci ni ñu yoree réew mi mara day taali te amul kenn kuy responsable ku dul Macky Sall ndax bu dee buñ la dénkee nga jël ñi gën a dëng ci réew mi jox leen ay responsabilité balaa muy mën a fal nit rek ñu ne rapport Cour des comptes wala rapport IGE wala rapport OFNAC jàpp na waaja ca la koy gën a mën a fal nag ne ko nag dégg naa am nga xaalis bu bëri demal Louga wala demal Parcelles Assainies wala demal Thiès demal politiquement am ngeen ci benn fii Thiès am ngeen ci benn fii nga xam ne poste bi mu yor tey bokk na tey ñi nga xam ne moo gën a garaawal déficit budgétaire Sénégal Banque mondiale dafa def rapport ne état Sénégal na bàyyi di def xaalis poste parce que benn gouffre la boo xam ne waa ji lu ñëw mu jël dugal ci poosam ñëw Thiès foog ne mun na jënd Thiès waay est-ce que mun na jënd Thiès waay lii mooy combat bi bu ñu kenn nax bu leen kenn naxati lii am 2019 c'est une opportunité historique de reprendre notre destin en main ci ñun rek la des nag bu ñu yoxee bu ñu seetaanee ba loolu am njaaxam dina am résultat boobu mënoo ko am te defoo les réformes institutionnelles yi nga xam ne réew mi moom la laaj am benn président de la république omnipotent jël pouvoir yëpp teg ko ci loxoom loolu dafa war a jeex ci réew mi jox ko ay fonds politique yi nga xam ne fonds de corruption la 8 milliards nga jox ko ab nit ci suñu impôt mu jox jabaram muy wër di joxe ñu naan jabar jee baax moo yóbbu kii mu faju moo waaye baax ci alalu jàmbur yomb na est-ce que da koo gor wala da koo yett mënuñoo am résultat te yi may wax ni te homme politique bu ñëw taxawate jàkkaarloo ngeen nag laaj leen ko ci lii ndax li ëpp suñu homme politique yi nag dañoo gëm régime présidentiel fort parce que ñoom dañoo bëgg ngànk nguur gi toog ci boof ko nekk ak seen i njaboot ak seen i clan ñuy gundaandaat loolu il faut mu jeex Sénégal kon mbokk yi lii mooy suñu combat wax naa ko nag keroog Paris man de je suis prêt man mii
dama ne verbe mbir mi mënoon nañ ko conjuguer première personne ba dernière personne wala troisième personne du pluriel je ba il ou elle waaye li may ragal bu ñu eggee il ou elle au pluriel damay ragal ñu ne il ou elle non du doon devra bi pas un lay doon kon lii dama ne dootuma ne je suis prêt dama naan nous sommes tous prêts pare nañu personnellement chacun d'entre nous pour mener ce combat waaye pare nañu collectivement pour mener ce combat la ñu yaakaaroon lépp ni ay pexe la pour mën a tere ñu mën a dem ci élection bi ma rassuré leen nii ñun ñii pare nañu parrainage gannaaw suñ ko tegee ci seen effort yéen ñëpp kenn ëppale wu ñu pare fii matal nañ ko sëkk caution déposé nañ ko ci biir semaine ba jot nañ suñu attestation Macky Sall laa bëgg a wax Macky Sall na xam ni bañ bëgg dina sëgg la ca des nag mi nga des ci ñun léegi Sow wax na ko keneen ak keneen wax na ko gars yi baa doolo kenn du ko aj ci njoowaan ndax ni nga ko bëgg a ajji mu jafe torop loolu nag moo ñu dal Sénégal boo ko bëggee ajji nag faaw nga xam ni il faut nga xeex ak moom Macky Sall il faut ñu xeex ak moom pendant 6 ans politique am yëpp c'était une politique de la terreur jàpp ay opposants ñii mu exilé leen ñii mu tëj leen ci kaso bi ñii mu essayé ut yan moyen la leen di faagagale ñun waa Sénégal waruñu koo nangu waruñoo nangu parce que dafa dem ba sénégalais yu bëri dañoo jàpp ni c'est légitime nit ñi dañ lay dogal naan la moytul waa ji dafa soxor day tëjaate ñun ñoo ko waruloon nangu parce que moomul réew mi moom ak njabootam ay nit def nañ 100 000 fois li muy jiiñ Karim Wade wala li muy jiiñ Khalifa Sall te ñu ngi ci wetam mu bàyyi leen ñuy dox kon waratuñoo nangu di seetaan Macky Sall muy def lu ko neex waratuñoo nangu Macky Sall muy tànn kan la war a demal élection ak kan la dul war a demal élection moo tax ba ci candidature ñi ma tudd muy candidature Karim Wade PDS muy candidature Khalifa Sall askan wi yëpp moo war a jóg taxaw parce que li mu def c'est illégal modifier constitution modifier code électoral pour génne ay nit ci scrutin bi élection balaa muy neex mooy dañu bàyyi ñi war a mën a présenté wu yëpp présenté wu ku nekk présenté programme am ak discours am askan wi tànn ki ko doy Abdou Diouf musul éliminer candidat te Ablaye da ko gënoon sonal musu koo tere mu présenté wu Ablaye Wade musul éliminer candidat 2007 ñëpp xam nañ ni menace am bi gënoon garaaw Idrissa Seck la te da koo bàyyi mu présenté wu lan mooy ndey tey ñun ñëpp sénégalais ñu toog di seetaan Macky Sall mu ne fuñ ñu fu ñaaral di jàpp nit ñi di tëj di jàpp ñi lan moo tax kon dafa jot li ma leen di wax nii waajal leen xeex bi Macky Sall minorité sociologique la yor Sénégal sondage yi mu fay moom ñu defal ko yëpp wane na ni mënul am plus de 34% minorité sociologique la am Sénégal yaakaar lu dul ci foqati ak jaay doole waaye soo yoree minorité buñ la seetaanee ba nga jaay doole ci ñun la te bis buñ ko defee ba Macky Sall amaat fi ñaareelu mandat bis buñ ko seetaanee ba mu am ci ñaari mandat ponkalum jëmm dina fi jooy bëkkat mbir kamb te du am fu mu ko waxee kon foofu la ñuy daanelee neneen c'est un appel à la résistance que je vous lance particulièrement jeunes yi mbir mi nañu jaral nag de nekk ci gannaaw naat ñu ngi ak sa gannaaw ak yow la ñu àndal loolu du wax ji on ne demande aucune faveur li ñu bëgg ci Macky Sall
mooy mu organiser comme ñi ko fi jiitu ni ñu defee une élection libre transparente sénégalais yi dem tànn ñi leen doy que le meilleur gagne ñu dem ñu ay Sénégal avancé loolu nag dina ko def ci nii wala ci nële lépp mi ngi dépendre ci ñun kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ni mobilisation Thiès bi daanaka suul de mobilisation Dakar waa Thiès waa Cees waa Thiès tey signé ngeen alternance Sénégal alternance commencé na tey jii te fii la dooree ci Cees asalaamaaleykum wa rahmatullah